ku ne Maodo Gris 2 maanaam di rakk ci Gris Bordeaux di def ay jéego yu mag Reug Reug tamit jógee fële di def ay jéego yu mag mais Père Birahim tey combat boobu ñaari jeune révélation yooyu yow tey soo ñu ko doon décortiquer yan atu nga gis ci ñaar ñooñu. waaw ñaari at yu gis naa ci combat bu neex la war a doon combat la boo xam ne ñoo maase jamono génnandoo Reug Reug mu ngi toj lambu simple bi def na ci loo xam ne dégg naa kenn mosu ko def wax dëgg yàlla ñu ba dañuy wax ne li mu ci def benn mbër simple mosu ko def waaye nag bëri dóor ak bëri simple du benn bu doon loolu kon bëri arène bëri simple yëpp toj nañu lambu arène bi parce que arène bi ëpp xaalis waaye mu da nga gis ñoom caaka feek booy ponkal yooyu yëpp ak ñoom franc ñoo ñëpp dañuy toj lambu ja mais duñu toj fii kon tey bu jógee fële ñëw fii beneen lug lay indi lug ci xeex bi lug ci bëri bi parce que bëri yi bokkul Maodo mii tamit mu indi muy Gris 2 bi man gis naa ci moom benn affaire boo xam ne nee naa leen mas naa toog ci benn affaire wax ko fa mais xale bii de su yokkee mën-mënam dana toj làmb ji parce que mastador la. kooku lan ngay tuddee mën-mën. ndaxte su dee doole am na ko su dee gabari am na ko su yokkee xam-xamam. parce que man benn jàngi bëri waaw benn fossage laa gis mu am ko mooy balayage boobu nag mën na ci daan ku ne parce que nit ak mëninam bul ne mënuma cee daan da ngay fexe nga moytu ko ba bu mu la ko def. da ngay fexe boobu moytu ko ba bañ la ko def mais mën na ci daan ku nekk mais su ma doon moom dinaa ci fexe bi yokkaat yeneen xam-xam yoo xam ne ak xeex bi dina ko defaraat ba pare yokkaat xam-xam gis nga su yokkaatee xam-xam dina def lu Gris Bordeaux deful ci làmb ji ñi ci fi gën a naqare daan ci lay bokk parce que yàlla may na ko gabarit bi may na ko taille bi ak masse bi quoi ku mel noonu nag su yàqee xam-xamam wut entraîneur bu baax bu ko jàngal bëri mu am yeneen faa bi yi mu amal boppam mu am wala mu wut yeneen luñ ci yokk loolu su ko ci defee rek dina toj làmb ji muy benn ñaareel bi dégg nga fit wi tamit foog mu ñëw parce que du ma ne ragal na waaye gis nga làmb soo koy doon dugg doo ko ñemee. soo ko ci door a commencé. waaw doo ko ñemee jamais. kon yow da nga gis ni que Gris 2 xawul ñemee làmb. waaw ñemeegul làmb ji noo ñëwagul. maanaam fit bi des na. waaw day des xam nga tax muy des mbër loolu ñu yëpp la mbër moo gis du ñëw rek am fit léeg-léeg ma dégg kenn ku naan dégg naa benn reporter sax mbër bu takkee ngemb rek mun amatuloo ragal bokkul dëgg mbër bu takkee ci ngemb ragal du noonu ragal nit mën naa toll ni bâtiment bi am fit ragal nit toll ni taabal ji tuuti ñi am fit lool fit lu yàlla def ci nit la surtout làmb nag boo ciy dugg te miinaguloo ko xamaguloo ko yàggagoo ci dumaaguñu la ci toujours da nga doo ko ñemee mais bis boo ci yewoo ñu duma la ci rek nga commencé yow xam yoon wi parce que li tax ngay xam yoon wi dafa am lu ñu la ragal loo woon loo xam ne gëm loo la ko woon te fekk du dara yow loolu nag pour nga découvrir ko foog nga jaar ci boo découvrir ba toog sa kër nag nga toog ne ah waaye kii kat tans bi maa ko ragal kat ndekete kii maa ko mën kii dañ ma ko ragal loo mais ndeke maa ko mën foofu yooyu nag day deñ loolu nag bu su dañee ci yow nag nga doon daal yi nag te gis nga bis bu nekkee daal yi di nga ne Père Birahim waxoon na ma ko dina xare daal. kon tey ñaar ñooñu yow soo si doon joxee favori kan nga ciy jox favori. pour le moment. Gris wala Reug Reug. Reug Reug ci boppam bu simple kee bu bëree simple du ci génn Gris bu simple pour mbappatee combat bi gisuma mu génn ci waaye bu indee xeex bu aw yoon mën na cee génn. maanaam daal Gris su indee xeex mën na ci génn. xeex bu aw yoon laa wax de. waxuma xeexu mbedd yooyu de xeexu mbedd yooyu ba ñu seen la ak sëfuñ la war a daane xeexu mbedd yooyu dóor fële laaw fële laa coup perdu yooyu nga xam ne waa ji seen la bëgg si la foo xam ne day waj dóor ci suuf loolu du xeex dañ koy réglementé da ngay xool fa xutpe bi jógee ak fa muy tegu ak fa ngay teg wala soo fëttee soo fi la fentee daw dugg nga xam nooy rëccee loolu soo ko mënoon mën ngaa xeexu mbedd boo xam ne bii mën ngaa xeex aveuglement rek nga lancé coup ba ñu àgg la foo xam ne fii da ngay gëstu xool fi ngay tëdd kooku danger la moo tax bu naa la ba xeex bu aw yoon de mën na cee génn waaye su ñëwee mbappat combat bi këli moo ko compétition mbappat waaw. ñoo ko déggandoo làmb ji dafa am yoo xamante ni yu bëre jaaduwul moo ci nekk soo gisee tey ñi seet si Père Birahim ñëwuñu pour ŋàññi ñëwuñu pour def dara dañu ñëw pour defaraat làmb ji parce que ni ko tubaab waxee il n'est jamais trop tard pour reconstruire nee nañu reculer c'est pour mieux sauter gis nañu làmb ji jamono ji bëri na ay gàllankoor ci côté yëpp nag ci wàllu promoteur yi am na problème ci wàllu mbër yi am na problème ci wàllu CNG ñi ngànk làmb ji am na problème looloo tax tey ñi seeti koo xamante ni xam-xamam màcc na ci wàllu làmb te seentuw ci dara seentuw ci business li ko ñor mooy aada ak cosaan doqaliwaat làmb jox làmb gëddam teg ko place am loolu tax ñuy waxee ni mais manager nag pour ñun jàpp nañu tey que manager nit la koo xamante ni war nga mën a contrôler sa mbër mais tey manager yu bëri yu ñu seetlu fii ci Sénégal mbër bi sax xamoo fu mu nekk munoo ko nee defal mu def te manager lan mooy rôle am nga ne mbër bi jógal dem entraîné ji mu jóg entraîné ji bés sàngam am nga combat war nga lekk li war nga nànnale te gis nañu loolu yëpp amul ci réew mi kon tey mbër yi ñoom suñu bëggee làmb ji dox comme moom lañ def seen business yaakaar nañ nañ déglu conseil yu Père Birahim Père Birahim dañ ñëw suñu deuxième partie émission deuxième partie bi
dañ koy ñëw ci la nouvelle génération su ma nee nouvelle génération nag yaakaar naa CLAF moo leen feeñal te CLAF boobu Gaston Mbengue moo ko tëggoon muy kan Balla Gaye muy kan Modou Lo non Modou Lo sax boo ko doon muy kan Zos muy Issa Pouye muy Tapha Tine muy ak kan encore ak Boy Sey ñoom Boy Sey ci ñooñu la CLAF juddoo woon CLAF boobu ba mu juddoo ba pare nag dañu gis ay làmb mbër yu bees feeñ ci ba ay roi des arènes génn ci yow naka nga jàngatee nouvelle génération boobu waaw xam nga changement day ñëw Gaston Mbengue dafa ñëwoon doon tëgg làmb di tëgg làmb tëgg ba mu yàgg mu ne ñu nañ foofu formé CLAF boobu moo ko xalaat nee nañ def CLAF fut ay xale def ay poule ñii daje fii ñii daje fii ñu dem final loolu poule ba man mi amoon naa ci dem naa ba tëgg naa Saalum Saalum bi muy daan ñoom Garga Mbossé ak ñoom Aliou Mané ak xale yooyu yëpp boobu man maa ko yor dégg nga xale yooyu mu fële yëpp bayal bii nga romb nii fii laa doon tëgg mbapat romb nga bayal bi bu baax fii laa doon Modou Lo fii la fële Balla Gaye fii la fële dégg nga li ma la ak kii nu mu seeti ak ñoom Brice Lee ak ñoom Garga Mbossé dégg nga ak ñoom kii booy Ousa déedéet kii ñoom Mathieu déedéet Mathieu sa bëri fi keneen kii rakku Papa Sow bi Papa Sow ci boppam Papa Sow waaw bëri naag la dëggee bëri naag Balla Gaye fii maa ne arbitré fii ci làmb ji première fois mu daan ko ñu coow mu ñëw ma ne Balla Gaye ñëw ne ma père loo wax ma ne ko bëriwaat mu ne ma civilé ñu civilé mu door koo daanaat maa ngi toog fii ci maa lay arbitré kon tey kaka loolu baaxoon na parce que loolu booba làmb ji bëri na combat yi pour ñu bëri ñëpp day jafe te dimanche yi bëri na te bëriwul te booba làmb ji dox na sponsor yi doxal nañ ko mu daal di dëkk kaka loolu tam doxal na parce que boo yu bëri fële ci la ñu fële am na ñu ci am sens génn nañu ñu ci amul sens toog bu ñu mujj toog waaw loolu la àddina nag noonu la bu ñuy amee sens génn ñeneen ñi dañu am sens toog waaye nag bëri dóor Sénégal rek ko am bëri dóor Sénégal rek ko am maanaam caxabal mboot Sénégal rek ko am maanaam sport la boo xam ne bi beneen réew amu ko xam nga football a ngi nii gaa yi ñu ci raw judo gaa yi ñu ci raw boxe gaa yi ñu ci raw ah ay kudu yëpp sport yëpp Sénégal ñoo ci raw waaye bëri dóor ñun ñoo ko am beneen réew amu ko xam nga tax beneen réew amu ko léegi nag xam nga kan moo la koy jàngal ki ko mos a def jaar ci ba ñëw toog kooku rek la mën a teg parce que man tam su ma àndee équipe yóbbu leen ñu di ma jàng ñu def musculation ànd di entraîner contact ba baax na waaye nag kii toog naa la déet fii bul def nii soo defee ni waa ji mën naa am lii soo amee lii def ne lii danger la ci yow te bu ñu tam déplacé fii bala ngaa dinaa la woon ni ñu ko daane léegi nag ñaari léegi lu ma bëgg ñu décortiquer ko ñaari gauche yooyu laa bëgg nga décortiquer ma très bien ça ci la internautes yi gis nga ñaari gauche nag ku nekk day jubu sa morom Balla Gaye gauche la Modou Lo gauche la seen ñaar tànk day jàkkaarloo ku nekk day jubu sa morom Modou Lo ki mu gën a sawar a bëreel mooy kii teg droite kii teg gauche Balla Gaye itam loolu la mel Balla Gaye kuy teg gauche feeg daana ko kuy teg pied gauche dama ne feeg daana ko rek daana ko maa la wax lii kon combat boobu du yomb dama ne ñaari gauche yi jàkkaarloo lañu kenn ku ne sam pied morom moo la arrangé amul benn sof bu kii fee doon teg droite kii teg gauche ci ngay gis bëre bi kii teg gauche su dee problème bu jàngul droite bi parce que droite da nga koy jàng li ma la est-ce que yaakaar nañu gis bëree ci diggante Modou Lo ak Balla Gaye wala xeex la ñuy gën a gis waaw parce que xam nga leen a ngi ci man su ma ci yoroon mbër tey ne mu ne ko da ngay entraîné bu ñëw dama ne ko dañ ne bëri dóor la ñu wax kon ñaar ngay boole da ngay mën a xeex mën a bëri boo ci def bàyyi ba ci des rek doo dem parce que boo ñëwee tey ne kii dama ñëw dama koy duma man nga am bett mu rëy parce que amu ci kenn ku mën a duma sa morom. Balla Gaye bërki démb taxaw na nee na moom mën na teg reliquat waaw Modou Lo teg reliquat 15 minutes ñu jël ko xeex ko ñoom ñaar. waaw loolu conviction am la xam nga nit tamit bu toogee ne nangam laa gëm nangam laay wax nangam laay gëm loolu mënoo ko cee dindi waaye man bu doon man bu doon problème bu topp sama ginnaaw du ma ko conseillé Modou Lo du gone gu ñuy duma du gone koo xam ne da nga yor sa weer duma lamb am na ci jéego bu rëy am na avancement bu rëy ci lamb ba nga xam ne bi tubaarkaal ndegem ba muy xale laa la wax ne la kii bu amee gudd fan di nga ko dégg xam nga commencement wax naa la loolu boobu lii lépp ñëwul. One.